pause bu ndaw bi ñu amoon suñu invité bi ils se sont pas très bien mais bon comme moom mooy loolu c'est un rendez-vous boo xam ne les Sénégalais bu ñu xamee ne Pape Matar est là ils sont tout le temps connectés Pape Matar ñu jéem rek yeggali. ñu jéem rek yeggali. Pape Matar ñu loon wax ci domaine économique bi ñu wax ci rapport d'état bi nga xam ne rapport d'état américain bi nga xam ne def nañ ko ñu wax ma bëgg ñu dugg aussi par rapport ak. même avant ñuy génn foofu sax en fait xam nga malheureusement suñu député yi bon matewuñu ko parce que tey bu doon ci réew boo xamante ni démocratie la réew bu respecté ay institutions tey balaa ñu lay jox beneen budget di nga ñuy wax sa budget bi fan nga ko dugal. Tout à fait. mais malheureusement duñ ñu wax budget bi fan nañu ko def ak ci xayma ñaata nañu jot a injecté ci par rapport ak li nga xamante ni ñoom loolu lañ njoxtoon wala loolu lañ yéene woon ci année bii passée mais yooyu yëpp yaakaar naa ni assemblée bii ñu am mënu ko def te donc vraiment li rapport bi wax dañ koy confirmer et puis gis nga affaire de budget warul doon benn secret loolu sénégalais yi ñoom ñoo ko moom parce que ñun ñooy jël dépense ñoom ñoo ni dañuy toog xayma ci ñoom ci seeni vision at bii di ñëw bu ñu récupérer lii dañ koy dugal fii mais loolu Sénégal yi war nañ ko mën a xam budget boobu tey jii war na mën a dem ba ci ki nga xamante ni day jaay marché ci benn marché ki nga xamante ni dafay nekk ci taxi ñëpp war nañu mën a am accès ci budget boobu ba mën a xam ni Sénégal de ren ndax nañu jël nangam dugal ko ci artisanat moom dina ci gis boppam wala boobaa dina mën a juger nagam jot na ci xaalis wala jot ci xaalis. mais est-ce que le peuple il est assez averti pour comprendre aussi ces enjeux budgétaires aussi ça aussi c'est un problème Pape Matar. mais non du question de peuple averti parce que aussi peuple dañ koy tàggat te yaakaar naa ne nit ñi dofuñu buñ leen joxee. en tout cas ay explication yu leer ci langue nationale yi bien sûr bu ñu leen toog fii den wax ay wax français vraiment duñ ko comprendre man mi sax du comprendre nee na ay budget déficitaire yu kenn xamul peut-être ñi nga xamante ne am nañ tuuti notion économique ñoom ñooy xam li ñuy wax mais grande majorité bi am na ñoo xamante ni jàng nañu ba nekk école sax ba nekk docteur te xamuñu sax lii loolu donc je pense que ni war nañ ko mën a def ci langue nationale yi expliquer ko Sénégalais yi def ko ay documents sax ku ko soxla wala nga dem ci internet nga télécharger ko mais malheureusement yooyu yëpp du am parce que aussi réew bi dafa am lu ñuy nëbb parce que fu ñu lay naanee fii ñëpp xam nañu surfacturation fi nekk fu ñu waree def par exemple 10 000 francs ñëw ni fa 200 000 francs lañu fa def seen pont yeeg seen autopont yi seen yenn investissement de prestige yi mais lan moo ko waral parce que xam nañu ne foofu nañu mën a lekkee xaalis c'est-à-dire bu ñu doon liggéey ci ay hôpital sax dañu leen naan hôpital bi 800 millions lañu ko defee wala 400 millions ça dafay poser problème en fait tant que ñoom nanguwuñu dem ci transparence lépp lu ñuy def ñu koy rendre public sénégalais mu siy jot dina am ay rapports yu leen épingle mais aussi avant rapport yi sénégalais daañu leen yàgg di wax ne réew ñu njaaj la et puis président Macky Sall moo taxawoon wax ni dina bàyyi ñu njaaj gouvernement sobre et vertueuse Pape Matar ñu wax aussi si beneen mbir boo xam ne aussi baaxul benn yoon si wàllum économie réew mu nekk floraison de faux billets yi nga xam ne dañ ko mu nekk loo xam ne dafa commencé di teg tànkam fii bu baax fii Sénégal gis nañ temps y a de cela une semaine ñu ngi wax ne wàllum 275 milliards de francs CFA si dëkk boo xam ne mun nañoo wax ne économiquement parlant dëkk bi dafa ndóol mu mel ni comme l'État du Sénégal moom jéemul def benn effort par rapport ak xeex li nga xam ne mooy faux billets qu'est-ce qui justifie cela. xam nga lu koy justifier dañuy naan lead by exemple da ngay diriger par l'exemplarité tey njàpp man may Pape Matar dégg ni Sénégal am na benn député élu du peuple bu ñu fi jàppee mu yore ay faux billets kooku mi ngi këram ba naan dafay am ambition politique. Tout à fait. mais léegi man Pape Matar bu ma neexee ma ni kon Bougazelli def na ay faux billets te mujjul fenn mi ngi nii dafa am LP liberté provisoire dossier ba tey kenn waxatu si ci koo xamante ne dañ ko jàpp flagrant délit ba simi li nga xamante ne mooy mbubbu député bi mu yoroon kooku ba tey jugé wuñu ko léegi ñenn ñi aussi lan nañuy wax dañuy naan kat comme lii mi ngi fii am mën nañ ko def ni ñoom en fait te dara du leen si fekk donc je crois que ni bu état bi doon def liggéey pour fexe ba dissuader ñi nga xamante ni dañu nar a dugg ci loolu dafa waroon njëkk commencé si ñi nga xamante ni dañ leen di tuumaal tiiñal leen ñenn ñi ñu fekk leen la main dans le sac ñooñ ñu jàpp leen daan yoo xamante ni daan yu am doole la parce que aussi faux billet xam nga la mooy danger bi man mii mën nañu ma si tëj te yàlla xam nañ du ma ci doon dara de même que yow mën nga dugg ci taxi bi balaa nga fay dugg ku fay njëkk ñëw jox ko faux billet moom loolu la ciy xam taxi bi dafa yor ay détecteur de faux billet yoru ko man ma yor ko léegi ma dem ci benn station service di jënd essence wala jënd dara ñu jàpp ma ni ma da nga yore faux billet surtout boo tuddee Pape Matar Diallo duñu la baal ñu taxaw yàq sa der alors que ni yow
doo ci dara. ñeneen ñi nga xamante ni ñoo nekk ci circuit bi ñi nga taxaw di liggéey en toute impunité. je pense que vraiment gendarmerie ba mu defee seen liggéey bi war. ba jël jébbal ko yoon. yoon warul woon defee nii mu defee parce que crime économique. dafa nekk loo xamante ni lu doy waar la. man damay naan sax parfois crime économique moo gën a kawe sax ngay rey nit parce que boo rey nit benn bakkan nga rey mais boo defee crime économique ñaata bakkan nga rey. alal boo xamante ni dafa waroon dem ci askan bi mënul dem ci askan bi tabaxuñ ci l'hôpital tabaxuñ ci école tabaxuñ ci leneen ak leneen ak leneen. soo ñu si ay vie loolu yëpp benn nit boo xamante ni parce que dafa bëgg am milliards yoo xamante ni nangu koo liggéey. di ko def kenn du ko ci wax. vraiment dafay poser problème man je pense que nii daal affaire faux billets yi tant que ñi ñu jot a jàpp présumé ay lu mu tudd xam ay pourvoyeurs nañu xam lu ñu doon def faux billets. ñooñu tant que jugé wuñu leen bu nekkee dañu am tort ñu condamné leen bu nekkee dañu defuñu dara aussi ñu bàyyi leen tant que defuñu loolu mais da nga gis ay Sénégalais yoo xamante ne aussi dañuy naan dañuy def ni ñoom parce que aussi dañuy jàpp ni dañ si mën a génn. Tout à fait. Je rappelle juste que vous suivez votre émission Le Rendez-vous de Sénégal 7 et je suis avec Pape Matar Diallo. Pape Matar ñu génn maintenant si mbirum économie dugg léegi si wàllum politique ñu démarrer ak projet de loi bi nga xam ne dafa rek porté si modification code électoral bi nga xam ne fu mu toll nii mën nañoo wax ne ñu ngi koy voté au niveau de l'Assemblée nationale mu nekk projet de loi boo xam ne aussi bëri na ay coow wala sax ay divergence yu bëri entre kii nga xam ne mooy Macky Sall ak ku jéegam mu mel ni comme li nga xam ne mooy dialogue national bi nga xam ne amoon na depuis 2 ans mun nañoo wax ne finalement c'était juste une farce par Matar. gis nga coow yooyu ngay dégg ci assemblée. théâtre la. am na ñu si bëri ñoo xamante ni dañ tuddee seen bopp ay député de l'opposition. bu ñu paree ci bureau. Abdoulaye Daouda Diallo nañuy dem toog. Ah bon. yegguma ci tuddu tur nag mais dinaa fa yegg ci benn jour. ñu si gën a rëy laamin bu ñu taxawee ci sénégalais di yuux ak di wax bu ñu paree ci bureau Abdoulaye Daouda Diallo nañuy dem toog. kon lépp daa théâtre la manipulation. théâtre kese la manipulation. nangu ñu def seen liggéey parce que aussi man je pense que ni vraiment lii ñuy coow jaruta coow. gis nga tey ñoom ñu demoon ci dialogue boobu. dialogue boobu mujjee. Muroog Sow ba ñu ni Idrissa Seck dem na fekk ji leen ñu ni way dialogue national fii la woon beneen dialogue yu dialogue politique dialogue politique boo xamante ne amul benn consensus li taxoon ñu doon dialogue politique tey jii ba tey mu ngi tegu sur la table mooy fexe woon ba président de la république te looloo ëppoon solo te loolu soxlawul dialogue am na dialogue boo xamante ni dafa nekkoon dialogue bu yaatu ñu tuddee woon ko assise nationale assise yooyu président Macky Sall dafa signé woon ni moom de bu faloo dina jóge ci chef de parti mais loolu tey jii bu ko defoon rek problème yu bëri dina résoudre mu teg si ni lii nga xamante ne dañ ko doon kaas si 2012 mooy personnalité indépendante di organiser élection dina fexe ba moom aussi bu faloo dina ko def mais tey jii ñoom ñooy wëlbatikuwaat ñiy toogaat di poser waat seen même question ñoom ñuy changer ay version tout à fait ñoom ñi nga xamante ne ñoo nekkoon ci kujje bi doon xaraamal tey jii ñoo nekk ci nguur gi di daganal donc je pense que vraiment homme politique yi dañuy fontoo sénégalais yi te vraiment doy na et sénégalais yi tamit war nañu am fulla ak fayda ba yenn bu ñu sax dugg bu ñu leen accordé benn crédit ñu bëri taxaw di yuuxu di tëb di daal gis nga bu ñu faloo wala fii nekk ay weer sax dinañ gis ñu dem ci beneen wàll parce que gëmuñu dara en fait dañuy taxaw yuuxu tëb di daal ñu invité leen 4-5 plateau après bu ñu génnee dem seeti benn ministre di ko naan temps yi maa ngi leen def lii de mais parfois yow boo gis sax seen i comédie bu ñu dajee seen biir ngay dégg ni ñuy waxtaanee nga xam ne en fait sénégalais nañuy jël en otage sénégalais nañ jàppee ay caaxaan njàpp mënut a weesu nga ni yow Karim Khalifa Sall yaa ngi koy toppee près de 2 milliards. Khalifa Sall nangu cautionné 2 milliards nga ni ko déedéet soxla ma sa 2 milliards da ngay tëdd ci kaso bi. waaye yow da nga ni crime économique la xaalis boo xamante ni askanu Sénégal ak moom nga ni kii da koo détourné moom mu ni détourné wu mais nangu na. jël 2 milliards jox la ko. pour nga bàyyi ko mu ñibbi këram continuer ay activité am. nga ni ko déedéet say 2 milliards soxlawu ma ko ci kaso bi laa lay ni ràpp. Karim Wade nga def say commission rogatoire nga def say lépp. jël alalu askan bi foowee ko fu ne nga dem fa dem nga mën a koo dem nga fu ne yow nga ñëw ni da nga koo condamné naam ni Karim Wade yoreel na Sénégalais yi 138 milliards. waaw Karim Wade moom yoreel Sénégalais yi 138 milliards ba muy jimbis ba muy génn ci Sénégal di dem kan moo ko jox ay kan moo jox autorisation. jet privé boobu mu atterrir Léopold Sédar Senghor. kan moo ko defaral passeport ci biir li nga xamante ni mooy prison bi. donc ñoom ñi nga xamante ni ñoom ñoo ni woon Karim Wade ak Khalifa Sall du ñu bokk ci ay élections parce que jamono jooju arrangé wu leen bu ñu bëggee tey jii delloo si waat Karim Wade ak Khalifa Sall mais seeni problème la en fait
na Sénégalais yi am fulla ak fayda ba yenn débat bu ne si kenn dugal parce que li ñuy wax nii et pour lu ci gën a doy wax mooy politiciens tout le temps politique élection et puis ñoom ñooy ñan ba mode élection yi ñoom ñooy toog di ko waxtaanee seen i biir. pourquoi que les partis politiques. bu société civile duggee ñu taxaw saaga la. ñun la da nga recevoir ay financement. tout à fait ku ci mel ni Moundiaye Cissé bu ci waxee ñun ko non waru ci wax ban légitimité la ci am. donc vraiment dafa am yoo xamante ni tey wax dëgg yàlla war nañ ko mën a dépasser te suñu classe politique bi amuñu benn classe li ñuy def. ñun xam nañu Sénégal dafa ndaw dafa xat ñu bëri ñi ngi taxaw di tëb di dal di fëkk dal di dof lu boo leen déggee ngay naan ñi dañu am sax benn haine ci Macky Sall alors que ni li ñuy dundee seen activité économique yëpp ci président Macky Sall lay jógee à travers Abdoulaye Daouda Diallo. Pape Matar nouveau code électoral bi les articles 29 ak 30 mu nekk mbir boo xam ne aussi